cant ak gërëm ñeen na leen yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV li gën a fës si yéenekaay yi bokk na bàyyi nëgadiku bu ñu bàyyi ki nga xam ne nag mooy Ndeye Khady Ndiaye étudiante boobu ñu tegoon loxo fële ci Maroc ci coow lu drogue ginnaaw bu ñu dégloo ki nga xam ne nag moom la ñuy yaakaar moo ko dugal ci tuuxi doona boobu leneen dañuy waxtaanee tamit séparation bu ñu nemmeeku ci diggante kii di ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ak ki yoroon lépp lu dem ci wàllum opération d'urgence sanitaire di COUS di docteur Bousso leneen lu ñuy yaatal tamit bokk na faatu ki nga xam ne nag mooy Birahim Sidi ñëpp xamee ko ci ki nga xam ne nag mooy Bida artiste boobee nag ay bés ñuy génn ñu gisoon ko ñu faat ko ci buntu këram ba tax na rek ñi nga xam ne nag jamono ji ñooy waa këram nag ñoo ngi sàkku ñu leeral mbir boobee beneen mbir tamit bu ñuy leeral bokk na ñaawteef bu ñu nemmeeku fële ci ngaay nekk ci Mboro ginnaaw nag bi ñaari xale tuuti fiiree ab pa bu wuyoo si Antoine Thiombane am 62 ans si noonee nag ñu gis yëf yi fu mu mujjee faat bakkan la mujjee ba tax na rek dinañ leen ko gën a yaatalal ci biir li nga xam ne mooy xibaar yi leneen lu ñuy yaatal nag bokk na ndaje bi nga président de la république ameloon fële si centre de bu Abdou Diouf Diamniadio di waxtaane lépp lu dem ci wàllum insertion wu xëyu ndaw ñi indil leen point Covid 19 bu bés bi tëjee flash bi tàggat yaram ngeen taaxee lu tuuti ñu faram fàcceel leen di gën a fës si yéenekaay yi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. jërë ngeen jëf comme ni mu ko waxee si jëlbeeni xibaar yi buñ ko tegee loxo nag le 24 février si wàllum coow lu drogue xale bi di Ndeye Khady Ndiaye nekk ab étudiante fële ci Maroc si ginnaaw noonee nag ab coow drogue taxoon ñu teg ko loxo foofu ginnaaw bu ñu dégloo nag ku ñu yaakaar ne moom moo indi li nga xam ne mooy tuuxu doona boobu di Masouxa Mbeng 23 mars bi ñu génn nag jot nañ ko déglu si déglu boobu nag la ñu sukkandiku def ab bàyyi néegu ko kii di xale bi di Ndeye Khady Ndiaye jamono yi ñu wax ak yéen ni nag moom libre na mais ñuy fàttali rek bi enquête bi di wéy nag kii di Ndeye Khady Ndiaye nag suñ ko tegee yenn daan yi dina tëdd ñaari atu kaso ferme yi nga xam ne mooy Maroc en attendant nag ñu koy ñaanal li nga xam ne nag mooy leer ci mbir boobee ginnaaw bu ñu dégloo ku ñu yaakaar ne moom moo duggaloon noonu drogue ci valisam jour bu ñu koy jàpp fële ci aéroport Mohamed V bu Casablanca ñu wax ci leneen lu ñuy wax nag ñu nemmeeku nag démb ab divergence bu ñu nemmeeku ci ki nga xam ne nag moo jiite ministère bi di ministre de la santé et de l'action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr ak docteur Bousso bi nga xam ne nag ñëpp ràññee nañ ko ci wàllum mbas bi di Covid 19 moom mu yoroon lépp lu dem ci wàllum opération yi dem ci d'urgence sanitaire di COUS nag ci ginnaaw noonee nag ñu nemmeeku nag moom nag abandonné li nga xam ne nag mooy direction boobu ñu ko joxoon suñu sukkandikoo nag ci journal bi di L'As nag ñoom ñaar kii di Diouf Sarr ak Bousso jamono yi nag neexewuñu ba tax na rek moom quitté na li nga xam ne nag moom lañ ko cëraloon ci wàllum santé bi suñu sukkandikoo tamit si ñi nga xam ne nag ñoo jot jege Diouf Sarr nag ñoom ñoo ngi leeral ne li nga xam ne nag mooy demu Bousso bi nag jotewul dara ak li nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr moom dafa dem dañu jàpp ne dafa sonn moo tax mu bàyyi loolu poste bi nga xam ne cëraloon nañ ko ci wàllum mbas bile ba tax na rek dinañ leen toppal li nga xam ne nag moo war a ki war a wuutu docteur Abdoulaye Bousso ci centre des opérations d'urgence sanitaire jamono bi nga xam ne nag mbas bi ngi ci réew mi ba léegi dinañ leen toppal xew-xew boobu lu ci mën a ruusandee rek dinañ leen ko indil ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wax ci artiste bi di Birahim Sidi ñëpp xamee ko ci Bida ab artiste bu ñu ràññee woon la ci wàllum li nga xam ne nag ci lay yëngu ba tax na rek ay bés ñu génn ñu nemmeeku woon ko ñu faat ko fële ci buntu këram ab paaka lañ ko jamati ay jam yu bëri lañ ko jam si noonee tax la mujjee wuy ji boroomam ba tax na rek ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa famille wam ci turu ki nga xam ne mooy Omar Ly di mag ci moom ginnaaw nag bu ñu jëlee lépp teg ko ci loxo boroom ñoo ngi sàkku nag ñi nga
xam ne ñooy waa police ak ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk li di enquête bi ñu baral li nga xam ne mooy liggéey bi ba ñi nga xam ne nag ñoo def ñaawteef boobu ñu teg leen loxo daan leen teg leen li nga xam ne nag moo war ci ay daan ba tax na rek ñuy ñaanal rek ñi nga xam ne mooy famille Birahim Sidi yàlla may leen xolu muñ te yërëm ko xare ko àjjana. beneen ñaawteef nag bu ñu nemmeeku fële ci ngaay nekk ci Mboro ab xale buy wuyoo ci Magor Mbay am fukki at ak juróom-ñett moom nag benn xaritam la nekkaloon ci biir oto bi di Seyni Lo ginnaaw nag noonee nag ñu nemmeeku mu ko dawal oto bi bu mu ñëwee ba quartier bi di ngaay nag mu fiir fa ab pa buy wuyoo si turu Antoine Diomane am 62 ans si noonee nag biir ñëpp dawee ñëw si ñoom ñu ànd ak ab titange si titange boobu nag lañ dugalee paa bi pour yóbbu ko fi nga xam ne nag mooy hôpital mais dañu nemmeeku nag bu ñu ñëwee ba fi nga xam ne nag mooy entrée wu village Kër Ale Gueye foofu la ñu sànni ki nga xam ne nag mooy Antoine Diome abandonné ko foofu si noonee nag ginnaaw bu mu amee ay jafe-jafe ci wàllum wër-gu-yaram si la ñàkkee bakkanam foofu ñu ko sànni ba tax na rek jot nañ leen teg loxo jamono bi ñuy wax ak yéen nag gune gii di Mor Mbay moom nag am woon ab permis conduire moom nag jot nañ ko teg loxo ak Seydina Lo ginnaaw nag bu ñu leen tegee loxo am na beneen troisième suspect bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi koy wër ba tax na rek dinañ leen toppal li nga xam ne nag mooy rusandee ci li nga xam ne mooy ñaawteef boobu xewee fële ci ngaay ci Mboro lu ci mën a rusandee rek dinañ leen ko indilaat si suñu yeneen jotaayu xibaar. leneen lu ñuy wax nag bokk na ndaje bi nga xam ne nag kii di njiiti réew mi amaloon na ko fële si centre Abdou Diouf bu Diamniadio ginnaaw nag bu ñu nemmeekoo jafe-jafe yu ñu doog dund ay bés ñu génn jëmoon si coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba gune yi génn ci mbedd bi ñu woo wane li nga xam ne nag mooy seen ñàkkul liggéey ak seen nakar ak seen tiis bi nga xam ne Covid 19 bi dugaloon na ko ñu gis nag kii di njiitu réew mi génn def ab déclaration jëmale koppax bu bëri nar ko dugal ci xëyu ndaw ñi bu ba léegi nag ñu gis li nga xam ne mooy conseil des ministres yi tamit muy jël ay décision jëmale ci wàllu boobee boobu ba léegi nag kii di njiitu réew bi di Macky Sall noppiwul di wëyal li nga xam ne nag moom la mbëbët d'ici 2024 ba tax na rek moom si ndaje boobu gën na renforcer li nga xam ne nag foofu la war a statuer pour jàppale ñi nga xam ne nag ñooy xale yi ginnaaw nag bu ñu gisee coow lu bëri jëmale ko ci bànqaas yi nga xam ne jot nañ ko fi teg ci DER ak li nga xam ne nag mooy ANPEJ gis nañu ay bés yi génn nag ki jiiteen DER génn na amal ay révélation ba tax na rek ñu ngi xaarandi li nga xam ne nag mooy mbëbët yu njiitu réew mi nar a jëmale ci xëyu ndaw bi ñuy xaarandi nag fu muy mujjee leneen lu ñuy wax tamit ci biir flash bi bokk na génn bi nga xam ne kii di président Ousmane Sonko di jiite bi les partis di Pastef les patriotes génn na démb nag ci télé bi di jot na ba tax na rek amal na ab waxtaan bu yaatu jëmale ci ni nga xam ne moom la nar a taxawee fii ci réew mi ak ci bitim réew ginnaaw bi suñu jeexalee li nga xam ne nag mooy weer bu sell bi di koor gi dina amal ab ay tournée yi nga xam ne tournée nationale ak internationale lay doon ñuy xaarandi rek ki nga xam ne nag mooy njiitu Pastef boobu su jaree tamu dase ki nga xam ne mooy Joe Biden di président wu Amérique ak ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron ginnaaw bu ñu gisee nag divergence yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci wàllum réewum France nee na nag li nga xam ne mooy intérêt réew mi nag prime ci li nga xam ne nag mooy ndaje yi nga xam ne nar na ko amal yeneen ndaje yu mu nar a amal tamit bokk na procès Ousmane Sonko Adji Sarr bu mu ne moom mooy yàkkamti na ñu dem ci li nga xam ne mooy procès boobee ndax li nga xam ne mooy dossier viol boobu ab dossier bu vide la ba tax na rek moom du may kenn li nga xam ne du may ñi nga xam ne nag ñuy gouvernement bi rawatina ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall yota maanaam du teggi tànk ci li nga xam ne nag moom lañ ko nar a traîner maanaam traîner li nga xam ne nag mooy procès bi ba élection yi jub ñu koy woote du mën a participer ci li nga xam ne mooy élection 2024 yi yeneen ñu mu yëkkati nag bokk na cofeel bi nga xam ne nag yëkkati na ko jëmale ci wàllum ndaw ñi ba tax na rek moom gën na conscientiser ñi nga xam ne nag ñooy ndaw ñi ñi nga xam ne nag ñooy yaakaaru ëllëgu réew mi ba tax na rek moom moo ngi leen di invité ñu dem bindu ñu ci carte yi ginnaaw nag bu ñu bindoo ñu mun a jongante li nga xam ne nag mooy élection yi nga xam ne moo ngi ñëw loolu mooy seen carte te wax na tamit ci li nga xam ne mooy randal bu ñu nar a randal élection
locale élection maanaam élection gox-goxaat yi élection maire yi moom dafa gis ne nag ñi nga xam ne ñooy waa gouvernement bi daña pareegul ba tax na rek suñ ko dàqee ba atum 2022 nag du ñu mun a amal li nga xam ne mooy élection législative yi te gis nañu élection législative yi maanaam mooy élection ñuy tabbee li nga xam ne mooy député yi ba tax na rek ñoom daña ragal nag du ñu am majorité fële ci assemblée nationale. loolu nag kàddu yi nga xam ne kii di président Ousmane Sonko yëkkati na ko bokk na tamit kàddu yu bëri yu muy yëkkati nag jëmale ci 94 milliards yi nga xam ne nag jiñoon na ko kii di Mamour Diallo ba taxoon na mu porté woon plainte fële ci procureur ak rapport bi nga xam ne OFNAC defar na ko moom nag nee na ay bés yi ñëw dina jàkkaarloo waat ak ñi nga xam ne nag ñooy presse bi indi ay preuve comme dañu ne moom nag day wax rek te du indi preuve ñu xaar ko nag ci ay bés yi di ñëw kii di président Ousmane Sonko nag dina amal ab déclaration ak dossier yi nga xam ne tamit ñëpp a ngi koy xaar mu indi ay leeral lii lañ leen di indi loon nag ci wàllum li nga xam ne nag mooy politique ñu dem ci li nga xam ne moo dem ci point Covid 19 bu bés bi bu ñu jëlee fële ci ministère de la santé et de l'action sociale. Sur 1392 tests réalisés 65 yi ñoom ñoo ñëwee amee mbas bi di Covid 19 30 cas contact la ñu am 35 yi nag ay cas transmission communautaire la jamono yi nag 51 patients la ñu am la ñu jot a déclaré négatif bu ñibbi nañu seen kër bu ñibbi nañu seen kër ba tax na rek démb si mercredi bi benn bant moo rotee ci Covid 19 bi di mbas bi. 39 975 nag bi mbas bi daa tàmbale ci réew mi ba léegi la ñu déclaré positif 38 719 yi nag ñoom jot nañ ci wër 1097 la ñu jot déclaré ñi nga xam ne faatu nañ ci 158 nag patients jamono yi nag ñoo nekk sous traitement ba tax na rek internet yi dañ leen di wax rek li nga xam ne mooy Covid 19 di mbas bile di lëmbee réew mi ak bitim réew mu ngi ci biir réew mi ngeen di saarloo li nga xam ne mooy mesure barrières yi bu ñu jëlee fële ci ministère de la santé et de l'action sociale. ñu jeexlee flash bi ak tàggat yaram taxaw ci li nga xam ne nag mooy ouverture bu ñu nar a nemmee ko ci biir làmb ji ginnaaw bu ñu gisee woon yenn mbër yi nag duñu laalante comme ki nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 ak Bombardier Lac de Guiers Balla Gaye ñu gis Gris Bordeaux nag ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène duñu laale mais changement gis nañ ko fi ginnaaw nag bi ki nga xam ne mooy le lion de Guédiawaye di Balla Gaye 2 roi des arènes ginnaaw noonee nag moom nee na pare na pour affronter ki nga xam ne nag mooy doomu ndeyam Lac de Guiers 2 loolu nag day indi beneen ouverture ci làmb ji ba tax na rek ñoo ngi xaarandi ñi nga xam ne nag ñooy promoteuru làmb ji ku war a tëgg boobule diggante boobu nag dina neex ñaari doomu ndey yu ñu nar a jàkkaarloo. dañuy dem nag wax ci football tàmbalee ko ci coupe CAF ab nouvelle bu neex la ñu am ginnaaw bu Jaraaf qualifié ci li nga xam ne nag mooy quart de finale yi gulet depuis fukki at ak juróom-ñaar gis nañu dem ci li nga xam ne mooy quart de finale coupe CAF yi ba tax na rek moom bu mu ko taseeg démb ki nga xam ne mooy étoile sportive bu Sahel dóor ko benn bal ci dara ba tax na rek ñu leen di ñaanal yal na leen yàlla yóbbu fu sori feneen fu ñuy wax tamit mooy Mbaye Niang bi nga xam ne nag mooy attaquant sénégalais bi nga xam ne muy tàggatee fële ci West Brom moom nag jot na signé ak marque bu rëy américaine bi di New Balance fi nga xam ne nag jamono yi Sadio Mané moo leen di solal seen marque internetu Feeling Dakar lii laa leen indiloon ci ay xibaar ñu joxante dig daje ëllëg ak jàmm kennal ak jàmm